Papa Ngagne Ndiaye. ni ñu ko waxee mbokk yi ci bopp xibaar yi njaayum ngànnaay ya nga xam ni teg nañ ci lu bari nag ca Touba muy ay xeeti ngànnaay yu bari ak seeni bal muy ay xeeti ngànnaay yu xarala foofa nag ca Touba Mbacké ki nga xam ni nag moom lañ ko jiiñandi ma nga ca police di commissariat bu Guy Mbind ñu koy déglu am na ñeneen ñoo xam ni tegagum nañu leen ci loxo ci boobee enquête Marème Diop lañ ci àndal ci leeral yi. enquête bi mu ngi wëyandi jamono ji ci waa jooju ñu tegoon loxo ni gi samedi ci guddi fekkee ko ak ay ngànnaay yu baree bari ci biir këram ñu ngi xamal sax ni amal nañ yeneen i arrestation ni ngi démb ci guddi ay ndaw yu poste de police bu Guy Mbind ak waa sûreté urbaine ñoom ñoo amal lu ni mel sûreté urbaine boobee sax dañ leen fi indi fii ci Touba ngir ñu jàppale ndawal police yi ngir ñu gaaw a jàpp ñooñee nga xam ne ñu ngi leen di tuumaal ni ab réseau bu mag a mag lañu am boo xam ne dañuy jaay ay ngànnaay ak di ko trafiqué ci dëkk bi waa ji nag nga xamante ne ni moom mooy cerveau boobee nag ñu ngi ko tegee loxo ca Madiana 2 samedi ci boori 19h jamono ji sax ñu ngi ñuy xamal ni mu ngi ci poste de police bu Guy Mbind fi nga xamante ni fa lañ koy amalee ay laajte ci fàttali téeméer ak fukki ngànnaay fekkee woon nañ ko ak moom yoo xamante ni juróom-ñaar fukk ak benn yi ci wàllum guerre la jëm ak it ay bal yoo xamante ni toll na ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar yuñ ko fekkee ak moom bal yooyee itam am na ci yoo xam ne ay balu guerre la enquête bi nag mu ngay wëyandi ci poste de police bu Guy Mbind Marema Diop fii ci Touba RFM. fii ci Ndakaaru la ñu daal di dellu si waat wax lu jëm ci coow li doxoon ci diggante Pierre Goudiaby Atepa ak kii di Aby Ndour seen coow loolu nag tey ji lañ ko waroon ate waaye dàq nañ ko bàyyi bés balee ñu dégmal leneen loo xam ni ci wàllu yoon la mu mel ni nag déggoo mi ngi xeeñ ci diggante waa SYTJUST ak ministère bi ñu dénk wàllu justice muy wàllu yoon seen déggoo boobu seen daje bi ñu war a wax bi ñu war a amal daje boobu nag mi ngi tukkee ci yéeney kilifa gi ñu dénk wàllu waxtaan ba déggoo te moo di Innocence Ntap Ndiaye ci ndaje ma nag jëwriñ ji dina ko teewe muy Malick Sall ak njiitu UNSAS di Mademba Sock ñu bari ci kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk wàllu grève bi ak wàllu yoon dinañu teewe waxtaan woowu nga xam ni moo war a dox ci ci diggante SYTJUST ak ministère de la justice SYTJUST nag ñu fàttali ni amalaatoon nañu sax yeneen ñetti fan grève yu ñu sumboon ñoom nag li ñu bëgg ñu waxtaane ko te mu jur itam saafara mooy la ñu déggoo woon ak gouvernement bi ci atum 2018 ñu matale ko. lu jëm ci wàllu suuf muy xew ca Ndingler coow loolu nag dégg ngeen ci jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu intérieur muy wàllu biir réew mi Aly Ngouille Ndiaye mu doon ci dox tànki jàmm waaye ba fii amu ci ndam ndax la ñu digaale woon ak ñi nga xam ne ñooy askanu Ndingler askan wa dañ koo lànk taxaw seetlu bi nag la ci Ali Mouba def daje na ci ak kenn koo xam ni wàllu médiation muy dox jàmm daanaka am na ci fu mu ci jaar dañu ci ànd ak Mohamed Ali Mouba. Serigne Fallou moom artiste la wante jamonoy tabaski ji dafa rek suppiku nekk jaaykatu xar ci jamonoy mbas mi nag mu jël yëf yi. ñu jéggulu ci élément Mohamed Ali Mouba dinañu ci dellu si waat ngeen jàpp ni mooy lu aju fële nga xam ni mooy ca Ndingler ak seen diggante ak waa Sedima dinañu ci dellu si waat ak Mohamed Ali Mouba ci taxaw seetlu bi nga xam ni def na ko ci ñu dem kon ci lu aju ci wàllu tabaski gi jàpp leen ni. ñi nga xam ne nag mooy commission nationale bi Yane Thiam jiite ñoom ëllëg la ñu fas yéene seen weer wi waaye li ñu jàppandi daal fi mu nekk nii mooy tabaski gi bu nekkul fanweeri fan ak benn ci weer wi ñu nekk dana nekk benn fan ci weer wële nga xam ni ci la ñu jëm dañu ci ànd ak kenn ci ñoom am na ci xibaar yoo xam ni muy imam Omar Diène am na ci lu mu dénk El Hadj Ndiogou Diène ñu teew lay commission bi ñu ngi tajee ci talaata ji nga xam ne mooy tombeek ñaar fukki fan ak benn ci mois de juillet bi tombeek ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru olof bi comme ni ñu koy waxee bu yàlla dogalee weer bi feeñ ci talaata ji kon nag tabaski bi day nekk li ñuy wax le 31 juillet mooy nekk fukkeelu fan weeru juillet bi mooy tëj weer bi bu fekkee ne nag weer bi feeñul ci talaata ji day nekk le 1er août tabaski bi le 1er août lay doon donc nag mu ngi nekk le 1er août ou bien le 31 juillet pour bien le 1er août ci ñaari bés yooyu daal lañ koy jàpp mais mu ngi dépendre ci weer bi di feeñee ndax fukkeelu fan bi ci weer bi mu feeñee mooy nekk tabaski bi.
ñu des ba tey ci wàllu tabaski gi ñi nga xam ne nag ñoo dëkkee fële ca bët Saloum ca boori Casamance ñoom seen jafe-jafe mooy wàllu xar ndax jàpp nañ ni bu fekkee dañu tëj frontière bi ak Gambie ngir ñu mën a am ay xar dana doon lu jafe lool Madia Diop Sané am na ci lu mu dénk Lamine Ba ñu teewlu ko. tey li nekkoon suñu cri de cœur mooy li nga xamante ne moo nekk li nga xamante ne li ñuy ñaan autorité sénégalaise yi ak autorité gambienne yi mooy nu mu gën a gaawee ñu mun a waxtaan seen biir pour mun a tijji yoonu Gambie bi tey jii tabaski jege na. te tabaski bu jegee xam nañ ni chauffeur yi ku nekk day bëgg peut-être tabaski këram mais am na ñu bëri ci population yi nga xamante ne dañuy jógee sud mooy Casamance di dem ba nord wala ñu jógee nord di ñëw Casamance te fan la ñuy jaar par Tamba te xam nañ ni Tamba yoon bi gudd na gudd bi nga xamante ne chauffeur yi yenn saay mën nañee dawal sa bay nelaw di nelaw mooy waral yenn saay accident yu bëri yi te gis nga yoon bi bu guddee tamit gis nga ni Ziguinchor fu mu toll nii pour gis xar problème la ay mbote lañ lay bëgg a jaay ay 150 000 loolu yëpp lan moo ko waral mooy boo waxee ñu ne contournement la contournement bi dafa influer bu baax ci bagage yi ñuy indi Ziguinchor donc ñuy ñaan autorité sénégalaise yi ak autorité gambienne yi ñu gaaw waxtaan ba trouver li nga xamante ne ba am li nga xamante ne moom moo leen di boole ñu xam ne Sénégal ak Gambie du ay question de frontière sax moo ñu war a lié nu mu métti ay population sénégalaise war nañu mën a gën Sénégal di jaar par Gambie pour dem au nord wala di jaar par Gambie pour ñëw fii au sud donc li leen di ñaan mooy nañu waxtaan seen biir balaa tabaski ngir yàlla ñu ubbi yoon yi parce que kuy jógee sud di dem nord day yóbbaale bagage yi bëri kuy jógee nord yi tamit di ñëw sud day yóbbaale bagage yi bëri donc pour bañ ay accident yi bëri pour bañ li nga xamante ne gàllankoor tamit ci tabaski bi ak corona bi nu mu méttiyee poos yi corona donc ñu ngi ñaan autorité sénégalaise autorité gambienne ñu ubbi yoon bi pour nit ñi mën a jaar ku nekk nga jaar ak kaaranga bi nga xamante ne mot na sëkk. ñu dellu si ci ponk bi ñu yëkkati woon léegi aju ci coowal suuf la am ca Ndingler ak tànki jàmm yi ci jëwriñ ji ñu dénk wàllu biir réew mi Aly Ngouille Ndiaye di dox te boobaak léegi mënu caa am ndam loolu nag tax na ba rajo Futur Média amal ci benn taxaw seetlu bëgg a xool lu waral boobaak léegi muy xëcc te dikkul am na ci koo xam ne médiateur la woon taxawaayam amoon solo lool ci TER bi ñu génn ak coow la ci aju woon ñu ànd déglu ko ak Mohamed Ali Mouba. médiation ngir mu efficace foog mu ànd ak discrétion daanaka wax ju bëri àndul ak médiation naka noonu itam surtout il faut que médiateur bi ñaari parti yépp d'accord ci Babacar Ba ancien médiateur ci wàllu train express régional bi. médiation d'abord bu situation yu mel ni bu amee li ñuy njëkk a def mooy ànd ak dal bala ñoo wax ci biti wala ñuy joxe xalaat wala position ci biti nañu dem xool d'abord ñi yaakaar ne dañ leen a tooñ maanaam tey population Ndingler bu dem dajale leen seet ay nit yoo xam ne aussi duñu état maanaam jafe-jafe bi ci am rek mooy maanaam état moo jox suuf si Babacar Ngom di doomu Sénégal aussi bu ko mérité di liggéey mais bi mu koy jox suuf si aussi bi mu ko joxee suuf si ba pare situation am moom mënut a nekk médiateur. naka noonu itam fokk médiateur bi mën a déglu parti yépp recueillir ku nekk sa jàmbat. écoute bi d'abord mooy xam ñoom ñoom lan la ñu bëgg maanaam ñi moom suuf si ki bëgg ki jël ki ñëw d'abord lii laa fi bëgg a def waaye yow mi nga xam ne yaa fi nekkoon kat xëy na erreur am na waxtaan daan nañ ci kaw mais léegi man yaakaaroon naa ne xëy na suuf si état bi moo ko moom mais ñëw naa léegi yow léegi ma jël naa sa suuf léegi lan nga bëgg mu ne la fii kat dama fi daan bay lii laa fi daan am suñu suuf la suñu suufu maam la lan nga may indemniser ak lan nga may jàppale ba suñu njaboot gi ñun ñi fi nekk ñëpp tey duñu si gaañu yow doo si gaañu te réew mi dina si gis boppam. ci loolu nag ngay yóbbu ñaari parti yi ci dialogue nga créer benn commission de conciliation su ko defee négociation yi commencé. dajale service yi dajale population yi dajale nit wax ko diin ñun maanaam li nga xam ne mën nañu médiation facilitateur boo leen dajalee maintenant bu loolu taxawee nga daal di dem maintenant conciliation parce que yooyu ay waxtaan de départ la maanaam ay waxtaan de départ taxaw créer benn commission conciliation maintenant. ngir nag négociation bi jaar yoon mu efficace médiateurs yi war nañ jóge normalement ci communauté bi war nañ nekk kilifa diina wala kilifa aada ñoo xamante ni am nañ baat ci nit ñi. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. Fatick gare routière ba daanaka léppay buuj jamono ji gannaaw ba ñu génnee ci taw yu métti yi nga xam ne amoon na fa loolu moo tax ba ñi nga xam ne ñooy chauffeur sa amatuñu fenn foo xam ne mën nañ faa gaare seeni oto ba la ñu mujj def sax mooy boulevard bu mag ba nekk foofe fa la ñu mujj gaare seeni oto di fa yebe seeni client Aminata Goudiaby. xar kanamu boulevard Macky Sall bi nekkee ci commune bu Fatick tey jii nag dafa soppeeku chauffeur yëpp nag daanaka ñoom ñu fa taxu ñu gaare fa seen ay oto taw démb yi dafa inondé gare routière bi ba kenn mënu faa taxaw tey ji ci suba Modou Kaba moom ab chauffeur 7 places la mi ngi taxaw di xaar ay clients. dañoo xëy ci suba ñu ñëw
mais amuñ fuñ taxaw sax ci biir garage bi ndax ndox mi fees fa del moo tax ñu génn fii ci boulevard bi ñëw fii di fi yebbe parce que ñun génn fii sax gënaluñu ci biir garage bi moo gën parce que gis nga fii naaj bi ni mu tàngee situation bi moo métti moo tax ñu ñëw fii. Modou Dar itam ab chauffeur la bu jaaxle loolu. tableau yëpp fi mu ne nii oto yi bi ñu xëyee ku nekk sa oto bi nga ñëwee balaa nga ko ubbi ci biir ndox nga jaar door cee jot loolu moo tax ñu génn fii ci boulevard bi. yoon yi nga xam ni ñoom ñoo jëm ci gare routière boobu dafa fees dell ak ndox muy aji tukki ak itam chauffeur kenn mënu faa dugg tey jii Bada Gueye ab chauffeur la buy faral di taxaw ci tableau Dakar bi. waaw ndax xam nga ne ndox moom mënoo fay yabee client ñëpp a génn oto yi ngi nii li nga gis lépp ay oto la tableau Dakar Ñaaxal Kaolack yëpp ak Touba Kees yëpp a ngi fi loolu moom fi ne nii jaaxle nañ trop fi ne nii boo doon gaaratu ni nga ni demaan naa Dakar bu yàgg tey moom liggéey bi doxul na mu war a doxee. at bu jot nag nee ñu jafe-jafe bu ni mel ñoom chauffeuru gare routière Fatick bi dañ koy am ba tax na ñuy sàkku ci kilifa yi ab solution ci problème bi ñu am. buñ sañoon kilifa yi fexe ba ndox mi mun di am fu muy jaar dem même buñ ko mënut a defar nii sax mais ndox mi war nañ mun a am utal ko yoon defal ko benn canal nga xam ne ni bu kii bu tawee rek mu jaar ci dem chaque année nii lay mel ren moom la gën a bëri ren la gën a bëri. fu mën a jàppale ci ndox mi daal mu jël defaral lu gaz ba mu normal bu ñëwee rek gën dem. ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di autorité municipale yi nekkee ci Fatick problème bi biñ ko yëgee dañu ni daañu ci indi saafara nu mu gën a gaawee Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby jërëjëf dañu dellu soit fii ci Ndakaaru ak grève professeur ya nekk ca lycée Limamoulaye ñoom nag gannaaw bi ñu tàbbee ci ab grève yemuñu ca ndax porté nañu plainte contre Alaxam dafa am koo xam ni dañu wax ni dafa tifaar ay saaga proviseur ba ndax lam leen tere ñu football fa foofa ca terrain ba fa nekk Badara Ndiaye moom moo amee kàdduk ñoom professeur yooyu am na ci lu mu dénk Issa Laye am na ci lu mu dénk Salif Sow ñu teew. du ñu ko nangu duñu bàyyi ay xale ñoo xam ne bëri na fi ñoo xam ne sax fi lañ jàngee wëlbatiku fi ñëw di jaay loo xam ni du yëfu yar parce que fii école la je crois que école boo ci dugg aussi am noo fiy duggee. mais fi ñu fas yéene jëm mooy li leer ba leer mooy du ñu bàyyi xale di footballati ci terrain basket bi. parce que comme dem nañ ba ñu yëkkati ay saaga di ko teg ci deru proviseur man jàpp naa ne bu ñu saagee proviseur école bi yëpp lañu saaga et donc jàpp nañ ni on va porter plainte contre X et désormais du ñu nangooti benn xale ñëw di football ci terrain basket bi loolu moom ne leer. mais am na cours yi tardé ba ngeen ñëw defaat ay arrêt des cours est-ce que la solution la. waaw tey jii bi ñuy génn ci classe yi man yëguma woon mais bi ñu ñëwee wax boo ci classe bi am na lu ma metti parce que prof de philo la fii ak fin du mois bi la ñuy dem examen mais lu mënul ñàkk foog mu ñàkk bi ma koy expliquer sama élèves dañoo comprendre xam ne lii nag aussi parce que bu ñu bàyyee mu dem mais ëllëg si biir ñoom mën nañoo fekk ci classe yi jaa ñu seen doole. donc moo tax ne nañ sacrifier tey journée tey bi ñu dajaloo Sénégal gi yëpp xam ne am na lu ñu naqari nag ñu jëm koo lijjanti daañu porter plainte daañu ko lijjanti bu ñu demee nag ba yëf yi bëgg ñu ëpp doole daañu nag yaatal xeex bi parce que nag lii du ñu d'accord mukk xale yi ñëw suñu école boole ki saaga ne dañuy imposer seen doole loolu du mën a nekk parce que fii école la lieu d'éducation la. ci école la ñuy des ba tey wax ci wàllu njàng mi ak njàngale mi ndax ministère de l'éducation nationale jëwriñ ji ñu dénk wàllu njàng mi ak njàngale mi dogal bi mu jël ci naka la ñuy def ba ñi nga xam ni ñooy élèves yi bokkul ci ñiy def examen mën a passé dogal boobu nag ci xayma fukk yoo jël boo amee ñeent ak genn wàll di nga mën a passé muy 4,5 sur 10 wala juróom-ñeent ci ñaar fukk muy 9 sur 20 maanaam même bu daanaka bu fekkente ne sax amuloo moyenne mën na ngaa passé loolu nag élèves ya nekk ci école daa rafetlu nañu ko ndax jàpp nañ ni dogal bu am solo la Abdoulaye Diallo. ndogal bi nguur gi jël ngir passé loo ndongoy daara yu ndaw yi ci moyenne bu 4,5 ak 9,5 pour ndongo yi ci daara yu diggu doom yi dafa doon ab ndogal bu ay ndongoy daara yu Kolda di rafetlu. Yévé Diallo, élève en classe de 3e collège Saint-Benoît de Kolda. Je peux dire que c'est acceptable pour les autres élèves. décision bi ni mel mën naa jàll lu baax la rawatina pour ndongo yi nga xam ne déwén dañoo war a nekk ci ay classes d'examen. Parce que l'année prochaine ils seront dans des classes d'examen. Diarra Diallo, élève en classe de 3e Saint-Benoît Kolda. Pour moi, cette année, une moyenne de 4,5 pour l'élémentaire, c'est bien. Moyenne de 9 de la 6e à la 3e, je pense aussi c'est bien. ci kaddu yi leen ndongoy daara ak ni mbas mi yëngalee réew yu àdduna wërngal këpp dina jafe lool ngir ñi ngànk wàllu njàng ak ci njàngale mi ñu delloo ginnaaw bépp ndongo bu amul moyenne bi war. Car à cause de cette pandémie-là, on ne peut pas faire redoubler tous les élèves. ngir jàngoro wi dina jafe lool ngir ñu redoubler lool ndongo yépp yi nga xam ne amuñu moyenne na pour man moyenne 4 pour élémentaire baax na 9 pour ñeneen ñi loolu tamit lu baax la ndaxte bii mooy gulet Sénégal di jàkkaarloog lu mel nii en tout cas man de ànd naa ci. Moi,
je suis pas contre de ça. ndogal bi ni mel mën naa jàll ci académie yu bëri mu mel nii ci académie bu Kolda fu lu gën koo bare ci njàngale mi jàngalekat yi jot nañ koo jàngale. RFM Kolda Abdoulaye Diallo. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. beeñ ba ca aan ñu naan ko bee ba ca aan foofa nag fas yéene nañoo dindi lépp lu fa nekk ci mbalit jàpp nañ ko ci weeru août wi tax na bañ dëkk ca pegg ba ñoom rafetlu nañu ko bu baax di sàkku nag canal 6 boobu nga xam ni la ñu fay def ci mbalit lu bari la te bis bu nekk la Mbacke Seck kenn la ci ñoom am na ci lu mu dénk ci ay kàddu waa RFM matin moo doonoon seen gantay. dañuy rafetlu liggéey bi nga xam ni moom moo war a setal tefesu Yaraax bu tàmbalee mois de août bi nga xam ni moom la ñu jëm parce que xaar bi yàgg na depuis lu ëpp juróom-ñaari at mu ne dinañuy wax décembre la travaux yi di commencer mais effectivement daawul commencer mais ren def nañu jéego bu am solo mois de mai bi passé mooy ñu xaatim diggante ONAS ak entreprise bi nga xam ne moom lañu jox liggéey bi muy entreprise allemande bi ak bailleur de fonds yi xaatim nañu ni liggéey bi war na démarrer ñooñu nag ñu ngi ci biir dëkk bi di wër di def seen gëstu lu ñuy rafetlu la parce que xar kanamu tefesu Yaraax dafa ñaaw trop dafa ñaaw ndax ndox yu bon yu bari ñu fay sotti dafa ñaaw ndax mbalit mu bari mi nekk ci tefes bi te mbalit moomu di jaar ci canal 6 di ñëw ci tefesu Yaraax ñun nag ñu jëloon suñuy matuwaay ba def suñuy cotisation ba ni tefesu Yaraax canal 6 du ko tilimal ren ba def fa benn grille bu nga xam ne mooy téye mbalit mi ñu bëgg ko dindi nag bu ñu ko foqatee du ñu encourager initiative populaire pour defar tefesu Yaraax te loolu dafa am solo ci dëkk bi moo tax ñu bëggoon vraiment ñëpp ànd si muy président Macky Sall ni mu décanté woon situation blocage bi marché yi mu décanté situation yi ba canal 6 du tilimal tefesu Yaraax ren. ñu wax ci wàllu mbas mi ak ponk tey bi démb ñetti nit ñàkk nañ ci seen bakkan dañ ci déglu docteur Mamadou Ndiaye ci ay leeral. ci juróom benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent test yi ñuy def téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñoo ci positif juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari cas ñoo ci contact mooy ñi jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari ñoo ci cas contact mooy maanaam ñi nga xam ne dañoo jot feebar bi te dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji ñeent fukk ak benn ñoo ci cas communautaire mooy ñi nga xam ne dañoo jot ci doomu jàngoro ji waaye dañoo xamul fan lañ ko jëlee ci ñooñu nag Mbao am na ci juróom Ouest Foire am na ci ñett Saint-Louis am na ci ñett Ziguinchor am na ci ñett Mermoz am na ci ñaar Thiadiaye am na ci ñaar Parcelles Assainies am na ci ñaar Yoff am na ci ñaar Almadies am na ci benn Avenue Lamine Gueye am na ci benn Bignona am na ci benn Colobane am na ci benn Diamniadio am na ci benn Diourbel am na ci benn Gibraltar am na ci benn Guédiawaye am na ci benn HLM 6 am na ci benn Joal am na ci benn Kaolack am na ci benn Liberté 2 am na ci benn Liberté 6 am na ci benn Mamel am na ci benn Nioro am na ci benn Nord Foire am na ci benn Rufisque am na ci benn Touba am na ci benn Yeumbeul am na ci benn juróom fukki cas ak ñeent ñi entré woon wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fanweer ak ñeent cas ñu ngi ci des ci service réanimation ñett ñàkk seeni bakkan ni ki démb dibéer fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet bi ñu nekk ñeneen ñi des ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk Sénégal wàññi na juróom-ñetti junni ak juróom-ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti cas ci ñooñu juróom benn junni ak ñaar wér nañ si téeméer ak juróom-ñaar fukk ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom. RFM bitim réew. dañuy dellu dalal Georges de ci Diop Georges maa ngi lay dellu nuyu. maa ngi lay fay Papa Ngagne Ndiaye. dañ koy tàmbalee ca Mali mu mel ni nag waa CEDEAO ña ngi fay dox tànki jàmm waaye ñiy xeex ñoom ba léegi daal ànduñu ci tànki jàmm yooyu. M5 nanguwut plan de sortie de crise bi nga xamante ne CEDEAO proposé na leen ko expertu CEDEAO ñoom li ñu digle moo di ñu taxawal ab gouvernement d'union nationale lijjanti itam lépp lu jafe-jafe bi tukkee ci wàllu élection CEDEAO bëgg itam ñu ubbi ab l'enquête ngir xool kan moo tiire woon ci manifestation yi ak ci manifestant yi ak itam ñi yàq yenn édifice public yi ci mobilisation yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko fan yee ñu weesu te ku jégi organisé woon ko fukki nit ak benn sax ñoo ci ñàkkoon seeni bakkan ku jégi nag ñoom waa opposition bokkee ci M5 mujjewuñ ñoo am démission IBK niñ ko doon sakko moom nag loolee tax ñu bañ a ànd ak plan de sortie bu crise bu CEDEAO M5 àndut ak CEDEAO ni mu ne jële fa njiitu
réew ma maanaam Ibrahima Boubacar Keïta du méngoog li nga xamante ne moom la constitution wax ndax ñoom ñi féetewoo ci M5 nee nañ CEDEAO ci wàllu boppam moo sakk woon ci ay jamono njiitu réew ma woon Amadou Toumani Touré tekki ndongal tàmpam. ca Guinée la ñu jëm bu ñu jógee foofu ca Mali foofu itam daanaka am na ñoo xam ni aar seen constitution moo leen tax a jóg ba wàcc nañ tey ci mbedd mi. mu di waa FNDC li tax ñu wàcc ci mbedd mi moo di li ñu bëgg moo di njiitu réew ma Alpha Condé tekki ndombal tànkam jokkoon nañu ca Conakry Abdoulaye Oumou Sow mi yor jokkalante bi ci FNDC Mohamed Alimba moo tekki ay kàddoom. L'objectif principal de la marche est de demander le départ de M. Alpha Condé, d'autant plus qu'aujourd'hui... suñu marche bi mooy ngir laaj départ kii di Alpha Condé mu jógee ci bopp réew bi ndaxte boo xoolee bu baax Guinée léegi moom du pays de droit Alpha Condé lu ko neex loolu lay def ñoon nag dañoo bëggoon yóbbu kii di Alpha Condé ci haute cour de justice ngir ñu juger ko foofu ndaxte lu muy def tegu ko fenn waaye nag ku nekk xam na presque depuis 2018 haute cour amu fi loolu yëpp def ko fooyee moo tax kon amuñu fu ñu yoytu te boo xoolee looloo tax ñun ñu génn ci mbedd mi ngir réclamer ay institutions yu indépendante waaye nag indépendante police ak gendarmerie dafa génn ci mbedd ci quartier yi di tirer en l'air ngir def ay tir de sommation di xoxatal nit ñi dañoo génn révolté wu ci li nu mel waaye nag force de l'ordre yi police ak gendarmerie dañoo génn ba 3 heures du matin di tirer ca kaw ngir xoxatal nit ñi dañoo dem ba yanamaar ci loolu génn ngir métti li nu mel waaye nag ci capitale bi tey jii dafa taw bu metti moo taxoon nit ñi duggaat waaye nag taw bi arrêté na nit ñi commencé nañ génnaat ci mbedd mi boo xoolee nag Mali ñun ak ñoom daanaka bokkuñu waaye nag boo xoolee bu baax ñun ñoo leen njëkk nekk ci lii nii di contester ngir président bi jóge fii daanaka dañoo inspiré ci ñun ku nekk nag am na nu mu koy defee. Nous l'amenons à notre stratégie et chaque pays a ses réalités. ca Maroc la ñu jëm Georges foofu nag dafa mel ni mbas mi ma nga fay wàññeekoo ndi ndax bu fekkente ni daanaka ñi ngi seen ñetteelu phase bu déconfinement. loolee tax lii di moyen de transport yi maanaam wote yi commencé nañ koy jëlaat ci place yi nga xamante ne oto bu ne am na ko téeméer boo jël juróom-ñaari fukki ak juróom yi mën nañ leen di occuper lu jëm nag ci hôtel yeeg lu ni mel 100% la loolu taxut nag ñoom ñu tëddee jaaxaanaay ndax ñoom nee nañ du ñu ubbeegum frontières yi yëpp ñu déglu explication bu ministre bu Maroc bi yor lépp lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram di Khaled Aït Taleb ci micro Khadim Mbaye. fi mu ne ni moom boo bëggee dégg-dégg rek kenn mënu laa mën a wax yan jamono lañ mën a ubbee li nga xam ne moo di frontières yi ndax loolu day dépendre ci stabilité virus bi te virus bi stabilité am kenn mënu koy xayma ci ñaari fan wala ñetti fan ñu ngi koy xayma ci fukki fan ak ñeent moo tax ngay dégg ñu naan le 14e ci àdduna bi yépp ndax loolu kese ci leen ko mën a xayma kon nag ñun balaa ñuy def évaluation ci 14 jours yi dañ ci mën a liggéey bu am solo ànd ci akuk teey teyit nag boo seetloo fan yi xaw na noo ubbi li nga xam ne moo di ay porox ndoll bu ko defee ñi nga xam ñoo di Marocain nekk ci bitim réew ak ñi fi doon liggéey mën a dugg loolu day wane ni am nañ yitte ubbi frontière yi waaye nag ñun dañ ci ànd akuk teey bu ko defee la woon mën a amaat. kon ma ngoog fa la ñu yemale xibaaru biti réew. jërëjëf Georges Déthié Diop gannaaw xibaar yi biti réew dañuy dikk daal ci jukkib tàggat yaram fas yéene ci ànd ak soxna Soda Thiam. ñu doore kook fanweer ak juróom-ñaareelu bëccëg bu première ligue bi nga xamante ni tey ji Sheffield United dina dalal Everton, Brighton di am Newcastle, Wolverhampton di fas yéene jàkkaarloo ak Crystal Palace. ca Angleterre googee sax la ñuy des ba léegi daal di wax ci Leicester mi nga xamante ni jamono ji moo nekk ca ñeenteelu place su classement bi nga xamante ni dafay may équipe ba fa nekk mën a qualifier ci Ligue des Champions waaye fi mu nekk ni nag moom Leicester Manchester United teg na ko pression rawatina sax ñoom Leicester gannaaw ba ñu daal di ñàkkee seen match niki démb seen diggante ak Tottenham fi mu nekk nii nag kon Manchester United bu amee ndam wala sax daal di témboo digganteem ak West Ham ci àllarba gii ñu jëm dafay daal di toog ca ñeenteelu place su classement bi. Harry Kane mi nga xamante ne nag moom dafa daal di jugee ci ab gaañu depuis ba mu tàmbaliwaatee ba léegi nag dugal na fi lu tolloog juróom-benn but ci juróom-ñetti jongante yu mu amal boole ci ñaari doublé yoo xamante ni def na ko seen diggante ak Newcastle waaye itam niki démb
seen diggante ak Leicester mu di ay performance yoo xamante ni nag tax na ba équipe am jamono ji nekk ci juróom-benneelu place ba lu koy may mu dunde yaakaar qualifié ci Ligue Europa bi kanewul ca jàmm it bokk na ca Arsenal mi nga xamante ni moom boo deful ndànk du qualifié ci li nga xam ne moo di compétition européenne te loolee nag dina doon gulet depuis saison 1995-1996 waaye nag bu ñu sukkandikoo ci seen entraîneur loolu jarul tiit ne Arsenal boo xool club la boo xamante ni bëri na ay joueurs yoo xamante ni ba léegi bëgg nañ faa dem ndax wayu club ba rafet. Watford nag moom niki démb la daal di tàqalikoo ak entraîneur am gannaaw Quique Sanchez Flores mi nga xamante ni ci weeru décembre lañ ko daal di dàq ak Javi Gracia mi nga xamante ni moom it tekki woon nañ fa nembal tànkam personne nag moom moo daal di nekk ñetteelu entraîneur bi nga xamante ni Watford am na ko ci saison gii daal di koy dàq mu di loo xamante ni nag boo deful ndànk dina gaañ équipe bi ne jamono ji moom Watford ma nga ca fukk ak juróom-ñaareelu place ba ñetti poñ képp moo ko tàqaleek équipe yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ca zone de relégation bi ca Espagne ay fan gannaaw ba nga xamante ni Lionel Messi yëkkati woon na ay baat jëmale ci naataangoom mi ba ñu ñàkkee seen digganteeg ak Osasuna clubu catalan bi nag dafa mel ni daf cee daal di jóge ànd ak xadar ne niki démb dafa daal di daan Alaves juróomi bal ci dara ci loolee nag ka leen di tàggat ñoom waa FC Barcelone xamle na ni équipe bi ak staff bi yàgg nañ ko soutenir Lionel Messi nag moom ci njeextalu championnat bu Espagne boobee daal dina ci nekkati meilleur buteur waaye itam meilleur passeur waaye nag loolu nag ñu bëri jàpp nag ni du tax mu fàtte titre bi nga xamante ni waroon na koo jëlaat te Real Madrid gàddu ko moom Real Madrid moomee nag ca bëccëg bu mujj bu championnat bu Espagne daf cee daal di tembo waaye nag ka leen di tàggat di Zinedine Zidane moom jàpp na ni fi mu nekk nii il faut que ñu daal di noppalu tuuti ngir mën a teg seen i gët ci Ligue des champions gi ñu nekk Grenade nag moom ni ki démb daal dinay am qualification gu koy may mu bokk ci tour préliminaire Ligue Europa loolee nag di gulet la ko may nag moom moo di ndam lu yaal nga xamante ni am na ko ci kaw Athletic Bilbao 4 bal ci dara waaye itam faqastalu bu Getafe naka noonu bu Valence ca Italie daañu jeexal niki tey ji fanweer ak ñeenteelu bëccëg bi ak benn jongante képp bi war a dox ci diggante Juventus ak Lazio Rome ca France AS Monaco gis na ni gannaaw ba mu daal di dàqee entraîneur am bii di Robert Moreno niki samedi ca ëllëg sa maanaam démb la daal di tabbaata beneen entraîneur gu yees ñu naan ko Niko Kovac moom nag sax niki tey ji la fas yéene amal séance d'entraînement gu njëkk ak club bi. Sode Thiam jërëjëf gannaaw xibaar yi tàggat yaram yi xibaar yi mbas mi di Coro News Youssouf Bodian lañ ci àndal. ak yeneen ñetti nit yu faatu ci dimanche bi Sénégal am na léegi lu ëpp téeméer ak juróom-ñaari fukki nit yu faatu ndax Covid-19 maanaam fukki nit ñoo ñàkk seen bakkan diggante ajuma ak dimanche. ci continent bi Afrique du Sud di réew bi nga xamante ni moom la mbas bi gën a laal ñoom léegi weesu nañu juróomi junni nit yu faatu diggante samedi ak dimanche réew ma am na lu toll ci juróom-ñetti fukk ak juróomi nit yu faatu lu ëpp fukk ak ñetti junni nit yoo xamante ni amee nañu feebar bi. ca Zimbabwe lu ëpp téeméer junni nit teg nañ leen loxo ndax ñàkk respecté confinement bi wala sax bañ a sol masque ci week-end bi passé rek toll nañu ci junni nit yoo xamante ni police teg na leen loxo ca réew ma nag soo bàyyeekoo bitimi réew dañ lay yóbbu en quarantaine lu toll ci ñetti semaine ci ab centre boo xamante ni gouvernement bi moo ko ubbi waaye bi fi dooree ba léegi ëpp nañu ñaari téeméer nit yoo xamante ni rëcc nañu daw suñu sukkandikoo ci police bi. ci Égypte moom ñi nekk ci prison yi ñu ngi leen di confiné ba tey donte sax prison yooyu lee dafa bëri nit ci bërëb yooyu ay cas coronavirus yu bëri ñoo fa am nu mu néew fukki nit ak ñeent ñàkk nañ seen bakkan ndax jàngoro ji suñu sukkandikoo ci organisation de défense des droits humains di Human Rights Watch moom nag li muy ñaawlu mooy paj mi demeewul noonu ci prison yi te tamit test yi ñu fay def bëriwul. fu sorewul ak Égypte Tunisie foofu ministre du tourisme dalal na ci week-end bi vol charter bu njëkk bu bàyyeekoo bitimi réew téeméer ak juróom fukk ak juróomi touristes ñoo fa nekk bàyyeekoo France Allemagne ak Luxembourg. Tunisie nag daanaka moom mesure yi mu jël ngir xeex coronavirus baax na ndax bii fi dooree ba léegi junni nit ak ñetti téeméer ak lu teg ñoo ko amee juróom fukki nit ñoo ñàkk seen bakkan. jàngoro ji di coronavirus di wéy di law ci àdduna bi am nañ sax record bu bees bu ñu am niki démb lu ëpp ñaar téeméer ak juróom fukki junni nit amee nañu feebar bi diggante samedi ak dimanche suñu sukkandikoo ci OMS. mu dépassé kon record bi ñu amoon ajjuma ñu amoon lu ëpp ñaar téeméer ak fanweeri junni nit yu ko amee. États-Unis ba bésu tey bii mooy réew bi nga xamante ni moom la mbas bi gën a laal ci àdduna bi ñoom diggante samedi ak dimanche ñu ngi amee lu ëpp 63 872 cas yu bees juróom téeméer nit ak fukk ak ñeent ñàkk nañ seen bakkan ci benn bés. am na tamit beneen record bu bees bu ñu nemeeku ca Inde réew ma kon ci diiru benn fan am na lu ëpp 40 425 cas yu bees
Inde nag jamono yi am nañu lu ëpp million ak téeméer junni cas ñi ci ñàkk seen bakkan ëpp na 27000. ñu jeexale ko ak gouvernement Angleterre mi nga xamante ni wax na ci altine bi nii xaatim na ab accord ngir am ci lu toll juróom-ñeenti fukki million dose ci ñaari vaccin yoo xamante ne ñu ngi koy développé jamono yi ngir xeex coronavirus. benn bi ñi koy defar lëkkaloo la diggante ay doomu Allemagne ak États-Unis beneen bi ab laboratoire français moo koy defar. laata accord boobule gouvernement Angleterre xaatim na beneen accord ak groupe britannique bi di AstraZeneca ngir mu jébbal leen ci lu toll ci téeméeri million dose ab vaccin boo xamante ni jamono yi ñu ngi koy développé ca université bu Oxford ñu jàpp ni sax bokk na ci vaccin yi nga xamante ni jamono yi ci àdduna bi ci lañ gën a am yaakaar. ak RFM kumpa jeex na. jërëjëf Youssouf Bodian dañuy dikk dal ci reportage yu tabaski gi ak Salimata Aw mu jagleel ko nag njaayum xar mi ci réseaux sociaux yi ñu ànd teewlu ko. Serigne Fallou moom artiste la wante jamonoy tabaski ji dafa rek suppiku nekk jaaykatu xar ci jamonoy mbas mi nag mu jël yëf yi doxale ko ak xarala yi maanaam di jaay xar ci internet bi mu nekk nee na njaay moo xamante ni fi mu toll nii taxu koo dox. waaw vente en ligne bi ñu ngi gérer bu baax a baax clients yi am na ñoo xam ne ñu ngi contacter ñu ngi am ay contacts yu bari fu nekk quoi en même temps tamit daral bi clients yi ñu ngi jaar mais nag instant bi nii ba tey jaay amagul quoi. dañuy ñëw waxtaan rek mooy loolu parfois tamit dañ lay woo xaru nangam laa soxla budget nangam laa am xam lii mooy sama budget xar bu nangam laa bëgg genre explication quoi mais instant bi moom njaay amagul quoi waaw jaay bu tax ñu naan jaay amagul quoi mais instant bi mooy loolu. fi mu toll nii nag nee na waxaale rek moo gën a bëri ci li nit ñi di def ñenn ñi gaa yenn saa yi ñu déplacé wu daal dee wax ni dinañ ñëwaat. mais ay clients yuy laaj moom lañ ëppale quoi mooy ñi nga xam ne dañu ñëw taxaw rek juste pour avoir xam connaissance du prix yi pour xam ba xam prix yi fu mu toll quoi mais amaguñ maanaam client potentiel boo xam ne dafa taxaw pare pour jënd quoi peut-être nag xam naa semaine prochaine incha allah ci kàttanu yàlla peut-être mën na changer quoi wala semaine bii nii ñu dugg nii peut-être mën na changer fii ak weekend bi peut-être dina am lu changer quoi xam nga client bi ngay kii ak prix mooy client bi nga xam ne dafay taxaw quoi pour dëggal boppam. ba mbas mi ñëwee Sénégal ba léegi ñi ci bëri ñu yoroon ay boutique dañoo mujjee jël seeni boutique yooyu soppi ko ay boutique yu nekk ci l'internet tax ba jaaykatu xar yi dugg ci xanaa nag di xaar ndax loolee dox ci yenn ñi dina dox ak njaayum xar mi. li ci yéene kaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye lañ ci àndal. jërë ngeen jëf li leer ba leer moo di coowal ndengaleer la ma ngay bëgg a leer bu ñu sukkandikoo ci l'observateur ubbil yéenekaay bi ministre intérieur di Aly Ngouille Ndiaye gannaaw ba mu fa demee keroog àjjuma doon waxtaan ak ñoom sottiwul dafa delluwaat ci ëllëg sa mu di ca samedi ja waxtaan ak askanu ndengaleer ak jilaax ngir ñu nangu permis d'occuper bu ñeenti weer bi ñu leen proposé bu ko defee ñu am ci suuf sa làcc wu ñu mën a bay ba nawet bi weesu fa saa sa yéenekaay bi dañu fal ab soo maître tàmbalee natt tool ya ngir juróom fukki famille ak yu tegee yewoo ci tund wa mën a am tool yu ñu nawetoo l'observateur nañu ministre Aly Ngouille Ndiaye yemul foofee nañu taxawoon bëggoon a siisu leeral na leen la leen ca mën a fekk ñu fekk ci xët mu njëkkul lii quotidien Ablaye Dione ancien chef de village bu Ndengler ak Pape Babacar Ngom Sedima lii quotidien bind ne waa Ndengler déglu wuñu sax ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye taxaw nañu fas yéene jàmmarloo ak Pape Babacar Ngom nee nañu suuf sa ñoo ko moom te dañu koy jëlaat semaine bii di ñëw lu mu laaj rek jaral na leen ko léegi ko nañu altine tey ji ku yóbbu séntu lu nekk xew ca Ndengler nañu fa dëkk nee nañu suuf sa ñoo ko moom te dañu koy jëlaat léegi ko nañu askanu Ndengler yi taxañ nañu proposition bu Aly Ngouille Ndiaye bi sànn ca sën ba fas yéene dëkk sandarma yaak ñooñu Babacar Ngom yi suwa nañu buñ doon def ab concours ci ku gën a fuqale ci suuf ak ku gën a ŋàppaaral ci suufus réew mi jarul ñuy sori ndax député maire bu Kër Samba Kane di Khalil Ibrahima Fall gagné na ko bu noppi 121 485 mètres carrés ca Yène 17 961 mètres carrés ca Cambérène ak 2818 mètres carrés ca Pikine ca Tëngéej ci coowal suuf tëral na fa bakkan yëral xët mu njëkko Grand Place ñaari famille ñoo doon xëccoo suuf ca Rufisque fin na jug fa jàppante am fa ba ñu jam fa paaka benn waaye bu ñu naan Taala Ñang tollu ci juróom fukki at bi ñu ko yóbbu l'hôpital yéenekaay bi nee nañu ca yoon la faatu ñu jël yoonu tubaab yi ànd ak journal Le Quotidien mi fa xëyee xibaar bu yéeme pëlisub dëkk ba moo fa teg loxo benn waay boo xam ne fekk nañu ci moom lëpp téeméeri fital ak juróom-ñetti téeméeri bali fital Vox Populi nañu la ñu fa jàpp ci fital ëpp na téeméeri fital ak fukk xeetu fital boo xalaat nag am na fa fital yi ñuy tuddee ay PA mu di pistolet automatique jàpp nañu ci fukk ak juróom-ñett jàppee fa juróom-ñaar fukki mëqdoom ak benn ñaar fukki fital yi tëgg ak benn juróom-ñetti téeméeri bali fital ak juróom-ñaar ak fukki sarsër ak juróom benn waa ji ñu ko jàppee police la ko këram jàppee ca
quartier Madiana. L'Observateur nañu waaji Saliou Thiam la tudd ab réparateur d'arme la juróom-benn fukkeet ak juróom laam bi takk der yi demee këram di ko jàppi bàyyiwuñu fa dara lañu fa fekk yëpp la ñu yóbbu. L'Observateur xëy ñu yóbbu ci koppar yu bari ñu dugal ci xeexum coronavirus bi ba di ñu leeral 444 milliards 544 millions yi ñu njëkk a génnee bi corona bi soogu dugg ci Sénégal ana xaalis boobee fan la jaar am na ci 59 milliards 600 millions yoo xam ne ci pàcc mi la dugg am ca yeneen ñaar fukki milliards ak ñaar yoo xam ne ci Air Sénégal la fare. Libération nañu waaye terewul tey la jàngoro ji gën a wullee ñaay ci réew mi ndax ci ñaari fan yi ñu génn juróom-ñaari doomi aadama génn nañu àdduna ci réew mi ndax coronavirus bi am nañu fit yeneen ñaari téeméeri ka ak juróom-benn fukk ak juróom-benn yu yees sursoine ko ak yeneen fanweeri doomi aadama ak juróom yu nekk Sowétas. Le Quotidien nañu boole leen ci cas communautaire yi gën di yokk di dem rek ñu dem ci La Tribune mbaa ci Vox Populi xëy nañu ci Cheikh Omar Anne fukki weer ak juróom yi mu defagum ca bopp ministère enseignement supérieur ak la mu fa def la yéenekaay yi xëy di xaymaaka jàngat bokk na ci nouveau bachelier yi ñu orienté ñoom ñëpp ci université publique yi ba mu may état bi mu mën a sakkanal lu toll ci fukki milliards ak juróom bokk na ci programme d'extension yu université publique yi ak téeméeri laboratoire yu ñu tabax bu nuppi def ci jumtuwaay ya mu war a àndal ñaari téeméeri enseignants yu ñu dollil enseignement supérieur. Vox Populi nañu boole ceeg liggéey yu ci mel ne travaux ya woon ci université Gaston Berger bu Ndar ak ci université bu Kees nga xam ne 2014 ba léegi dañoo arrêté woon tàmbaliwaat nañu leen am na dina ñaari amphithéâtre yu ñu defar ba daloo ko ca université bu Bambey ak yeneen ñetti amphi ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ak i lal yu bari yu ñu yokkal étudiants yi ci université réew mi notaire réew mi seen daje bi woon keroog samedi enquête dina kay moom la xëyee xamal ñu ne chambre des notaires du Sénégal ab assemblée générale la ñu doon def keroog ci samedi ji waaye mbir yi ci ay règlement de compte la mujj ay galgalanteeg tuumalanteeg ki fantasiro rek la ñu fa gis ñu gis ci xët mu njëkku la Sénégal coow li ne cobbay ci justice réew mi greffier yeeg ñaxtu yu nekke journal L'As ne nañu dem na ba jurug réeroo seen digganteeg magistrat yi ci réew mi ne waa union des magistrats du Sénégal du UMS ñoo defub communiqué di ca ñaawlu doxalinu maître Aya Boun Malick Diop secrétaire général bu SYTJUST li ñaaw La Tribune ne nañu mooy li kilifay réew mi defal l'homme des affaires bii di Abbas Jaber ne lu jëm ci liquidation Transrail yéenekaay bi ne nañu Abbas Jaber amee na ci ñaar fukki milliards te biñ ko koy jox ñoo ngi ko jox ci jamonoy coronavirus bi ab jet privé la jël ne cëpp ci réew mi encaissé ñaar fukki milliards am jëlaat ko dellu. Mamadou Mohamed Ndiaye jërëjëf ci li ci yéenekaay yi ñu dikk dal nag ci gis-gis ponk bi ñu fas yéene waxtaane tey mu aju ci coowal suuf yi nga xam ni jamono ji bari na lool li ci gën a fës nag muy la xew ca Ndingler ak Djilakh ak Sedima mi ngi law nag fu bari ci biir réew mi yan pexe la ñu mën a def ba loolee mën a dakk ba dootul amati itam ci biir réew mi ndax yàgg na fi ponk boobu la ñu fas yéene waxtaane ak Marema Sow moom mooy présidente bu conseil d'administration réseau international bu Enda Tiers Monde ak Ibrahima Niang di membre bu conseil d'administration bu forum civil nekk expert itam ci wàllu décentralisation ak gouvernance foncière njëkk ma nuyu soxna si Mariam maa ngi lay nuyu. maa ngi lay. waaw ñu ànd ci ak Ibrahima Niang Ibrahima maa ngi lay nuyu. ba ngi lay fay Pape Ngagne. dañuy njëkkee ak Marème ni ñu ko waxee Marème coow li ñu ngi koy dégg boobaak léegi ndax mën nañu jàpp ni lu nuyoo woon la ndax ku ne xam na ni coowal suuf moom yàgg na ci biir réew mi ndax am na matuwaay yoo xam ni bu ñu ko jëloon wala ba ñu ko jëlee bu fekkoonte ni itam téye nañ ko bu baax ndax dinañ egsi fii tey. ñoon na depuis les années 2008-2010 comme ñu gis ni ko suuf si nekk na loo xamante ni ñu ko song du ñoo bari bitim réew ci biir réew mi te loolu yëpp fanay wane woon na ko communauté locale yi en tout cas pare wuñu pour bàyyee noonu seen suuf donc loolu lu ñu xamoon la ba 2010-2011 bu mu am ñaari nit ñu ñàkk seen bakkan ci biir Fanay. dëgg la donc loolu état bi daal di dëgmal réforme boo xamante ni société civile ak béykat yi du ñoo jóg participer à la base donc base bi ci boppam moo xalaat ànd ak juriste ànd ak béykat yi ànd ak jigéen ñi ànd ak xale yi génne ay proposition ñi ni nguur gi proposition yaa ngi nii nañ ci seet naka lañ koy valider en termes de vision ba pare légiférer ko boobaak léegi kenn déggatul donc te terewul yëf yaa ngi continuer donc lii bettuñu te encore li ci gën a garaaw mooy day dem encore ba génération future yi di ñëw problème yi di sulleeku boo jëlee booru waasul booru Kédougou
ay population ñoo toogoon ci seen dëkk tranquillement di béy di sàmm benn bés benn libanais feeñ mu ne lii maa ko moom sama titre foncier mu ngi ni depuis 80 ans loolu lu ñuy nas ci bopp béykat yi ci bopp communauté yi fekk kenn yëgul kenn tinul ba benn bés comme li xew Ndingler waa ji xëy ni suma titre foncier ngi nii donc loolu bu nu finaliser wul réforme bi de façon transparente et encore je dis de façon transparente population bi bokk d'accord li raw li dinañu feeñu d'accord Marème dinaa ñëwaat ci finalisation réforme bi yow noo ko yaakaare xam naa bu ma dellu see ci yow nga gën ma ko yaatalal mais Ibrahima Niang yow nga xam ni sa xam-xam màcc na ci wàllu gouvernance foncière ndax lii nga xam ni xew na mënoon nañ ko gàttandu ba du am ak bu fekkee am na ba pare itam ndax am na matuwaay yu ñu war a mën a jël ba mu yem fii. Pape Ngagne jërëjëf bala may tontu ci loolu maa ngi masawu bépp askan boo xam ne yaa ngi am ay lorule yoo xam ne lorule nga ko ci wàllu suuf rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk Ndingler ak ñi nga xam ne ñoo nekk Nguéniène ak ñi nga xam ne ñu ngi ci biir Sénégal yëpp li am tey bettul kenn parce que bu ñu xoolee soxna si wax na ko am na événement yoo xam ne amoon na ci ay jamono ci ginnaaw waaye fii nga xam ne fii lañ toll tey véritablement am na ay jafe-jafe yoo xamante ne que am na un peu partout au Sénégal te loolu bu ñu deful ndànk dina jur benn sentiment de colère de mécontentement général boo xam ne ñii mer dafay bari te ñooñu ñëpp di ci lorule ñu ngi nekk ci gox yi ak goxaat yi loolu daf ñuy permettre ñu soulever responsabilité ñaar ñoo xamante ne ay acteurs lañu muy l'État ak les collectivités territoriales État ci boppam compétence transférée la jël suuf si jox ko ki nga xam ne moom mooy les communes yooyu itam di ci am sañ-sañu di ci dagg di joxe te li ñuy dagg di joxe moomuñu ko mais askan bi moo ko moom parce que loolu yëpp dafa bokk ci li ñu naan domaine national tey bu ñu demee ba nga xam ni soo am na kon dañuy delluwaat ci ñi nga xamante ne que ñoom ñooy communes yooyu parce que bu fekkoonte ne que ñu ngi def ay audience publique yoo xam ne dinañ informer toute la population su boobaa coow du am kon mooy li nga xamante ne que mooy gàttandu coow yooyu waaye bu ñu demee ba nga xam ne coow am na nag li nga xamante ne que moom moo fa sës mooy daal di toog daal di waxtaan parce que domaine national dëgg la waaye ñi nga xamante ne que ñoom ñoo nekk ci àll bi ci gox yeeg goxaat yi ñoo doon toppatoo suuf si avant benn investisseur di ñëw te beneen bi mooy war nañu xool véritablement suñu suuf si arrangé ko réglé ko ordonné ko ba mu yóbbu ñu ci li nga xamante ne que mooy ñuy permettre ñu am benn code foncier parce que tey ku ne ngi ñëw ay espagnol ay italien ay hollandais tout le monde vient te ñun ñooñu di ñëw di am ci suñu suuf si ñun mënuñu ko am ci seen ay suuf maanaam réciprocité loolu koy xalaatoo ko ubbeeku baax na waaye nag véritablement lor sa askan kooku itam war nañ koo xoolaat. jërëjëf Ibrahima ma ñëwaat ci yow Marème fi ñu tolloon rek foofu la ñuy desaat ndax foofu am na ay pexe maanaam solution yoo njortu ne xëy na buñ ko matalee mën nañu am jàmm ci coowal suuf. waaw xam nga solution yi mooy benn ci document bi nga xamante ni liggéeyoon nañ ko. ànd kook béykat yi comme ni ma la ko waxee ak juriste yi ak ñi nga xamante ni vraiment. waaw document boobu fan la mujj document bi fan la mujj. document bi bu ñu liggéeyee amoon nañu consensus béykat yi muy société civile bi ak commission bi professeur Souran ñoo ànd ba jébbal document bi Macky Sall en terme de vision. ci document boobu nag point yi am solo mooy nañu xam ni suuf si. boo seetee population Sénégal day yokku mais moom day wàññeeku te li ko jox ko mooy dundal sénégalais yi mooy mu nekk création d'emploi pour xale yu Sénégal mooy ñu nangu investir ci agriculture investir ci transformation investir ci commercialisation ñu kii ko te ñu tenir compte duñuy béy duñuy sàmm duñuy napp te àll bi tamit duñ koo soxla mu naat mooy ñu mën a dund bu sell loolu moo dégmal document bi ñu xam ni tamit bañuñu projet mais lu ñëw na leer comme ni ko waxee léegi ñu teg ko ci pénc mi ñu am ay comité reconnu juridiquement ñu ko xamante ni balaa joxee dara fekk population bi day bokk ndax bu ñu jógee di accuser maire yi d'accord naa ils ne sont pas net dans le processus mais aussi nañu xam ni. Mariam waaw Mariam da nga am problème mu réseau nga baal da nga may baal nga bouger tuuti rek en attendant ma dellu siwaat ci yow s'il vous plaît da nga am problème mu réseau dégg bi dafa desee leer Ibrahima Niang bu fekkee Ibrahima yaa ngi may dégg.
waaw Ibrahima wax nga ko léegi domaine national boo ko xasee wax nag xam nga ni wax beneen xeetu moomeel dafay daal di toxu wax nga ko junj nga ko léegi loolu est-ce que du jox dëgg ñi nga xam ni itam sañ nañu nag revendiquer seen suuf teg seen titre foncier. xam nga ñooñu di revendiquer seen suuf teg seen titre foncier dafa am ci base bu ñu ko teg mais ñële di ay autochtones maanaam ñi ne ci gox yeeg goxaat yi population traditionnelle yooyu dafa am ci base bu ñu ko teg parce que ñoom it droit coutumier moo leen permettre ñuy bay. kon ku ci ne ci Sénégal am nga wàll ci domaine national mais coow li ci cas d'espèce bi mooy bi nga xamante ne que ñu ngi def délibération mairie ba di def délibération sous-préfet di ko approuvé est-ce que moom mi nga xam ne moom lañ jox waxoon naa ni dama ciy wut bail ak titre foncier bu leen ko waxoon kon duñ ko jox parce que boo ci xasee ba am bail ak titre foncier mooy bàyyi ngañ loolu dafay bokk ci sa patrimoine mooy boo génnee àdduna sax sa ay doom ñoo koy moom waaw bu dee Sénégal matul 200,000 kilomètres carrés bu doon jël nañ junni nit ku nekk ñu jox la 300 hectares wala 500 hectares su boobaa kon daanaka suuf si jeex. kon génération yi nga xam ne ñooy ñëw dootuñ fi fekk lenn. alors que dañ ko war a préserver pour génération yi nga xamante ne que ñoom ñooy ñëw. d'accord léegi nag lan nga jàpp ni moom moo ci solution bu fekkente ni brandir na li nga xam ni mooy titre foncier autochtone yi comme ni nga ko waxee ñoom itam brandir seen légitimité ndax loolu la ñu mën a wax lan moo mën a indi solution. bu ndox tuuru ak mbàq moo des. li nga xam ne fi mu ne mooy solution mooy toog waxtaan. waaw toog waxtaan boobu. day laaj ñi nga xamante ne que ñoom ñooy askanu Ndingler. waaw askanu Jilaax. ak ñi nga xam ne ñooy waa kër Babacar Ngom ak ministre de tutelle bi sax laay wax. parce que tool yi li muy bari bàyyi ngañ. déggaguma le ministre des collectivités territoriales monsieur Oumar Gueye mu wax ci. bàyyi ngañ tool yi li muy bari le haut conseil des collectivités territoriales waxu ci. bàyyi ngañ tool yi li muy bari. la commission sur le dialogue des territoires waxu ci. waaw jaxasoo boobu yow noo ko gisee nga ciy dégg yeneen ministre comme ministre de l'intérieur wala ñeneen. mais loolu nga xam ni ñi ci war a wax déggoo leen ci di ci dégg ñoo xam ni ñeneen lañu. loolu est-ce que loolu lu jaadu la. du ma ne jaadul parce que parfois solidarité gouvernementale mën na ko permettre. mais damaa jàpp ni bala nga daan naam ne fa ki ci waroon a njëkk a addu moom mooy le ministre des collectivités territoriales. d'accord ñi nga xam ne ñoom ñooy HCCT waroon nañ ci wax. dialogue des territoires waroon nañ ci wax mais loolu daf ñuy wan ne que en réalité am na yeneen institution yoo xam ne créé nañ leen te amuñu njëriñ askan bi. dëgg la véritablement tout à fait Marème baal ma Ibrahima baal ma fi nga yem foofu c'est important xam naa jombul nañ ci dellu soit bu ñu ko temps bi permettre mais comme Marème dama ko dogoon tout à l'heure te dafa amoon problème mu réseau ma bàyyi ko mu eggale li nga xam ne moo nekkoon ci xalaatam Marème bu fekkente ni mën nga eggale si nga baal. waaw man sama xalaat rek mooy ko léegi nañu àggale nu mu gën a gaawee la réforme foncière ndax boobu vraiment ñëpp ci participer génne ay xalaat te xalaat yooyu yu am solo la loo xamante ni du ñoo tenir compte ci ay facteurs yu bari soxal ak béykat yi soxal sàmmkat yi soxal nguur gi soxal ñëpp te nañu bàyyi toujours di teg mbir mi ci ndodday maire yi mais maire yi la ak état ndax amul benn délibération bu war a génn te sous-préfet wala préfet approuvé wu donc nañu arrêté di wax rek collectivité locale yi. naan maire yi la ñooy joxe suuf si collectivité locale sous-préfet na ko donc. te mooy département suuf du titre foncier fël. bii moom au moins teel naa fël ñu yëg ko ci teel mais mënoon nañu toog ay 20 ans 30 ans après fekk ñëpp dem nañu mu feeñ waa dëkk ba am problème. donc c'est un problème sérieux. le foncier. C'est une boulimie, je le dis et je le répète aujourd'hui, mais aussi dans le futur. Voilà. Nañ ko régler. D'accord. Merci. Ibrahima, Marème wax na ko léegi délibération bi mairie bi moo koy def mais approuvé ku ne xam na ni préfet moo koy def wala sous-préfet. ku wax sous-préfet wala préfet di nga wax gouverneur di nga wax ministre de l'intérieur. Est-ce que ndax foofu ngay mujjee ci ministre de l'intérieur est-ce que dina tax moom mu nekk médiateur bu am gëdd ci coow li nga xam ne moo dox ci Ndingler ak Sedima. man jàpp naa ni ministre de l'intérieur naam war na cee mën a dox ay jéego mais ki ko co waroon a dox dëggantaan du moom mooy ki ma waxoon léegi muy le ministre des collectivités territoriales waaye nag li am solo fi mu ne mooy ñu fexe ba jàmm daal di am ci coow yi te ñu leen di mettre en garde contre toute forme de répression maanaam ñu bañ a xoqatal ñi nga xam ne ñooy population yi même si Babacar Ngom dafa am kayit ni titre foncier wax naa ko léegi mais ñoom it droit coutumier moo leen jox mais itam coow lu ne mën nañ cee profité pour régler li nga xamante ni que mooy problème yi ñu am ci foncier bi sànq soxna si wax na ko li nga xamante ni que moom mooy conclusion yi ñu defoon
véritablement ci réforme foncière bi dama ni du ma ni lépp bon na du ma ni lépp baax na mais li nga xamante ne que président yaakaar na ne lii demeewul noonu war na koo yëlëb su ko defee ñu defaraat ko te mu yóbbu ñu ci am li nga xam ne mooy code foncier bu ñu ko deful suba ak ginnaaw suba yeneen coow ñu ñëw te bu boobaa Sénégal dina gën jaxal merci beaucoup Marème nga baal ma waxtu bi dab nañu ñu gërëm la bu baax ñu fàttali ni Marème Sow la woon moom mooy présidente bu conseil d'administration bu réseau international bu ENDA Tiers Monde ak Ibrahima Niang nekk membre bu conseil d'administration bu forum civil nekk ku xam-xamam màcc nag ci wàllu décentralisation ak ci gouvernance foncière ponk bi ñu doon waxtaanee aju ci coowal suuf li ñu nemmeeku jamono ji fu bari ci biir réew mi rawatina li xew fële ca Jilaax jàpp Ndengler ak Sedima mu aju woon nag ci point de vue di gis-gis ci xibaar yi digg njolloor gi la woon ak rajo Futur Média Aliou Ba moo nekkoon ci technique bi Pam Ngagne Ndiaye ci xaral ci waxukaay bi jërë ngeen jëf ba beneen jamono bu ci yàllande jërë ngeen jëf. Choisir votre gamme de soins